dañ koy teg ci ngoon fële ca Diamniadio kon stade olympique boobule juróomi junni ci place lañ fa nam tabax daanaka téeméer ak juróom fukk ak juróomi milliards ci sunuy koppar lañ ci dugal loolee lépp tënk la tuuti ñu yaatal ko. bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek communiqué bi duppee ci conseil des ministres bi amoon na démb njiiti réew mi Macky Sall jël ab dogal dooree ko tey jëlee ci alxames gi jënd bépp woto muy voiture de fonction wala sax service ci turu état dakkal nañ ko te amagul app ñu ne nag li tax ñu jël dogal boobule mooy ñu ne ñàkk pas-pas bi ñu nemmeeku rek ci jëndum oto yooyu lee te dafa am ay njeexital yu mag a mag ci nafa réew mi ci koppar geek li koy doxal. jox na it dogal ñii di wala jox na ndigal secrétaire général présidence de la république ak bu gouvernement ak ministère bi ñu dénk na fa réew mi mu xoolaat bu baax a baax recensement maanaam wàññi auto de service yi nekk fii ci réew mi ak fonction ñu xool it yan anam la ñuy joxe ñi ko yellool ngir loolee dak chef de l'état di Macky Sall di fàttali rek ni système bu bees bi ni ñuy yoree oto yi dinañ ko doxal dooree ko benn fan ci weeru avril 2020 bi ñu nekk dogal boobee président Macky Sall jël kii di caat nag mi ngi ci àddu moom mi bokk ci mouvement Y'en a marre soobu it ci plateforme boobu la ñu naan aar li ñu bokk mu ne joxu ko benn gëdd ndax tàmm nañu président Macky Sall di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ñu ne du ko respecté benn yoon moom caat dañ koy déglu ci micro Chérif Dia ak Thierno Laurent Mendy. Chérif Dia caat kon bokk ci micro Chérif Dia dinañ ko déglu ci kanam tuuti aar li ñu bokk ci boppam tey jële da doon janoog taskatu xabaar yi waxtaanee Guy Marius Sagna jiite FRAPP France Dégage bokk ca mbootaay boobule mam nekkee ci kaso bi ba léegi mu mot ñetti weer ñu ne jamono ji jot na ñu génn ci seenu janoog taskatu xabaar boobule beneen ponk bu ñu yëkkati mu yokkute ci njëgu courant bi ak mbirum Petro-Tim bi ñu ne yoon daf cee wane ab yéexte bu mag a mag Chérif Dia moom it teewee ne ndaje boobu le ànd ceeg Thierno Laurent Mendy. lu ñu bokk di ñaawlu fa ñaawlu yam jàpp gi nu jàpp gi Mari Sagna ne ko ràpp ci kaso bi lu ëpp juróom-ñett fukki fan li leen gën a yéem ñoom kuréel gi bokk na ci nin ko beddee ci boobee kaso ba tax na ñuy sàkk ñu daal di koy bàyyi ca nam gën a gaawee. Guy Marius Sagna nga xam dañ ko jël teg ko loxo ci naka sudul noonu ba pare jël ko yóbbu ko foo xamante ni ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne ñoom kat ay woyu yu mag lañ wala bokk ñoo xamante ni dañuy njort ne ay rëttalkat lañ maanaam ay terroriste lañ foofu lañ ko jël dugal ko fële ne ca kaso ba ca camp pénal muy lu ñuy ñaawlu te loolu dafay wane rek yorin wi nga xamante ni Macky Sall da ko yor réew mi te mu tëdd ci jaay doole ak kumba am ndey ak kumba amul ndey wala boog Aliou am mag Aliou amul mag. waa aar li ñu bokk jàpp ni koom-koomu Sénégal dafa naax saay li koy firndeel bokk na ci njëg yi ni mu chéré muy dund gi ak courant beeg yeneen yoo xamante ni kon dañ koy jëfandikoo. askanu Sénégal sonn nañ loolu yaakaar naa ne boo génnee xam ko te boo xoolee ci ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom lañ jàppee woon ni ñuy tubaab di wax classe moyenne ñoom seen bopp ñoom ñoo gën a sonn rawatina ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy askan wi nekk ci mbedd mi nga xamante ni ay jaay la ñuy def njënd ak jaay ak yooyu. askan wi sonn nañ ndóol gi ñu nekkee woon ni koy ŋàññi rew nañ léegi jéggi nañ ndóol léegi askan wi tàbbi na ci wañ sewu méttee maanaam misère bu méttee métti. kuréel gi daal di àddu it ci li nga xamante ni moom mooy yorinu ressources naturelles yi rawatina dossier judiciaire jëm rek ci wàllu Petro-Tim bintu doon Aliou Sall rakku président de la République bëgg na nit justice daal di gaawtu ci mbir moomu gindi leen ci. bu fekkonte ne gis nañ ko ci kaaw Khalifa Sall gis nañ ko ci kii di Guy Marius Sagna gis nañ ko ci Karim Wade nag keneen ak keneen ñoom bu fekkee ne ko xam ku àndal ak ñoom la yoon daal dafay gaaw loolu ci ni muy defee liggéeyam te boobu ba léegi mbir yaa ngi tagga tembe ñeel lii di. mu ngi noonu muy conférence de presse aar li ñu bokk sànq ci suba niñ leen ko doon waxee léegi rek caat àdduna ci dogal bi président Macky Sall jël ajandi jënd bépp woto de service wala fonction mu ne ñoom tàmm nañu Macky Sall di joxe kàddoom te du ko sàmm ba tax na loolee ñoom daal am nañ ci xel bu ñaaw caat ba léegi ci micro Chérif Dia ak Thierno Laurent Mendy. waaw loolu dañ ko ñaawlu xam nga bu fekkente ne ay oto 100 millions askan bi amuñ sax car rapide yu doy. amuñu ay bus dem dikk yu doy nga jël ay 100 millions jëndee ko oto pour benn doomu aadama mu am ci ñaar loolu yëpp askan bi la ak ñàkk respecté askan bi li na ci réew mi te mënuñ ko wax te waxuñu lépp moo jaaxal doomu aadama yi ñàkk fonk askanu Sénégal mu nekk
ab comp ci askan bi bu ndaw di def lu leen neex di abuser ci nu leen neexee ci comme réew mi ci maanaam li ball ci réew mi ak it yoon bi nga xamante ne moo waroon am ci réew mi ñu jël ko ñoom def ko seen moomeel da ca def na leen neex loolu dafa ñaaw loolu. waaye bu fekkente ne réew moo xam ne problème mu transport daf fi am nga jël lu toll ci ay ñaar fukki ay centaine de millions def ko ci ay oto benn nit pour plaisir benn doomu adama loolu lu ñaaw la loolu ñàkk respecté ab askan la te ñaawlu nañ ko ba fu ñaaw lu toll. beneen ponk ci xibaar yi Abdoulaye Camara xam nañu li ko faat ñu ne nag dañ ko dóor ci bopp loolu moom moo ko faat muy tout tànk boobule toll ci fukki at ak lu topp fële ca Louga te mu ne laata muy gaañu sax ni ki ko doon jàngal alxuraan moom moo ko dóor ba mu mujjee ñàkk bakkanam résultat autopsie bi génn na kon ñu dem ca Louga fekk ji fa Thierno Fall Thierno ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. waaw kon léegi yëf yi leer na ndax xam nañu njaboot gi luñ ci wax ci loolu le résultat autopsie Abdoulaye Camara. waaw mën nañoo jàpp ne rek liñ doon jot moo mujjee am kii di ndongo bi di Abdoulaye Camara ginnaaw bi mu faatoo li autopsie bi génnee mooy dafa am ay gaañu ci bopp bi li ñuy tuddee traumatisme crânien moom lañ def ak yeneen yu nga xamee li ci wàllum médecine ñoo ko xam am na nu ñu koy tuddee mais loolu la ñu génnee ci autopsie bi. li nga xamee ni donc moom lañ doon jort ni dañ ko dóor ci bopp ba mu gaañu loolu moo mujjee am moo tax nag néew Abdoulaye Camara jébal nañ ko fi mu toll nii seen i mbokk ba ñu war koo denc ki nga xamee ni nag mooy sëriñ bi ko doon jàngal ki nga xamee ni ñoom lañ ci tuumaaloon moom jamono nii jàpp nañ ni procureur dina ko déglu ci mbir moom nga xamee ni si moom lañ ko tuumaal loolu mooy li nga xamee ni si daal fi mu toll moom la ñu xamaguñ ci li nga xam ni moo tukkee ci faatu ndongo boobu di Abdoulaye Camara fii ci diwaanu Louga. ndax kookee ko doon jàngal Thierno dafa nekk garde à vue wala. waaw dañ doon wax garde à vue wala pour sa sécurité waaye finalement xam naa ni garde à vue la ndax tey jii lañ koy jégbal ki nga xamee ni si mooy procureur maanaam mooy parquet bi donc kon mën nañoo jàpp ni ab garde à vue la woon. jërëjëf Thierno Fall nekk en direct de Louga lépp lu ci am ci mbir moomu rek dinañ leen ko yeggee fii ci xibaar yi ñu wax ci leneen muy grève transporteur yi nekk fii ci Sénégal rawatina dawalkatu camion yi démb lañ ko door grève bu ñetti fan fële ca Tambacounda nga xam ne soriwul dara Mali nag tàmbali nañoo yëkk grève boobule ndax du dawalkatu camion yu Sénégal yi kese yu Mali itam dañ cee bokk ak yenn ci réew yi fare Afrique sow jant lépp lu ñuy am ci wàllum recette muy ay juuti foofee ci commune ba nekk na lu fa tumuranke ci ñaari fan yi les reportages Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou. fan yi nga xam ni jot nañ ko xàppateegum mu jëm ci wàllum grève bi nga xam ni camionneurs yi ñu ngi koy def daal dina am jeexital ci wàllum trésor public ak ñi nga xam ni ñoo yor municipalité muy mboole mairie yoo xam ni tey ji corridor bi tali bi jaar na ci diggante Sénégal jàpp Mali ak fii ci Afrique sowu jant. mairie moom de xam affaire bi arrangé wu ko parce que mairie oto bu dugg mu dagg ci ñaar téeméeram mairie moom xam na ne fi mu ne nii moom mbir mi doxul ñiy jaay yëpp handicapé wu na ndax transport bi lépp dafa paralysé feebaru cardiaque la ñëpp cardiologie lañ jëm kon dama ne na état bi woote régler problème routier yi ndax 1960 ba léegi routier mosuñoo xool dara ci cahier de doléance defal ko. les 3 postes de contrôle yi nga xamante ne IMOA moo ko wax di demander aussi règlement 14 bi renégociation de règlement 14 di wax ne permis à point yi ñëpp a ko bokk transport en commun. chauffeur camion ñëpp a ngi ci biir ñu di ko xeex ak aire de repos yoo xam ne chauffeur si fa la ñuy toog di dallu ànd ak Mamadou Moustapha Dieng président régional Tamba ak sunu camarade malien Sinakor yi waaw doon def évaluation ci grève bi di wax ne grève bi vraiment sunu xol sedd na ndax 98% taxaw nañ mbokk camion yëpp ak transport en commun sax ñëw nañu rejoindre ci grève bi di wax ne am nañ satisfaction ci chauffeur sépp di leen wax ne buñ découragé ndax combat bi seen combat la xeex bi seen xeex la ñoom ñoo ko moom. gàntal bi nga xam ne tàmbali nañ ko nag nu mu mënti di demee am na jeexital bu am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy borom yi restaurant yi ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeurs yi ak seen i apprenti àla kulli àlin faaw ñu soxla ay xéewal te loolu jëfandikoo bi mënuñu ko def lu dul fa nga xam ne fa la ñu gaare di xaar grève bi daal di yegg ci cappaandaw la. liggéeykat yu Dakar Bamako ferroviaire ñoom ñu ngi wéy ba léegi di jébaane directeur général bu agence nationale des chemins de fer ñu jàpp ni ñoom lépp lu leen ñor ci seen liggéey boobule agence bi jamono ji mënu koo lijjanti ba tax na kilifa yi jot nañu jóg ci Daha Kanté lañ ciy déglu moom délégué personnel bu DBF la ci micro Cheikh Anta Diop ak Seyla Tier ca Thiès. lettre yi nga xamante ni moom la directeur ANCF ay yónnee
ci chemin de fer mu adressé ko au secrétaire généraux ak personnel u DBF Dakar Bamako Ferroviaire ci ñaari point yooyu. beneen bi mooy beneen lettre bi nga xamante ne nii mu ngi ñu ko yónnee en date du 14 février di demander moom dafa war a def passation de service donc en bonne et due forme. may wax ci première lettre bi nga xamante ne nii moom la ñu yónnee première lettre bi mu ñu yónnee Ablaye Lo dafa def lu dul divertir les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire à chaque fois depuis la privatisation jusqu'à nos jours. parce que benn bi wax na ni tey par exemple que ni la SNCS a été mal privatisée may wax ni su fekkee ni moom Ablaye Lo moo jël kàddu yooyu mu bind ko te réellement mu ngi nii mu bind Ablaye Lo devait être poursuivi dañ ko war a poursuivre en justice. parce que Ablaye Lo moom moo nekk li nga xamante ne ni moo nekk ci processus privatisation wu SNCS du début à la fin. jox nañ ko fi direction wu PTB mu yor ko biñ ko yoree PTB motul woon sax boobu 150 travailleurs dem nañu ba PTB mënuñu woon fayeeku seen salaire parce que il a mis le PTB à terre. bu waxee ni moo war a jiite kër gi déjà loolu lu ñu metti la moom moo war a jiite kër gi fan lañ ko tabbe ana këyit guñ ko tabbe mu wone ko laa lay wax nii ne moom la ñu tabb pour mu ñëw ci nekk ci DBF. ñeneen ñuy ñaxtu muy ñi yëngatu ci mbayum dër bi nekk ca Mbët ci département bu Rufisque ñoom nag dañoo am ay dañoo jaaxle ci lépp lu ñuy béy foofule boo moyul dara du ca baax ndax ñàkkum ndox ba am foofule ñoom di béykat yooyu la nag ne ñëpp ñi ñu dénk wàllum ndox mi fii ci réew mi jot na ñu indi ci saafara. Ousseynou Thiam ci yeneen jotaayu xibaar dinañ ci ànd ak moom ci wàllum mbay moomule seet nu muy def ba gën a ñoŋ. Fatick jot na wàllam ci projet boobu ñuy duppee Proval muy projet valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur lu toll ci juróom-ñetti milliards ak genn wàll. projet ba liñ ci namm tabax ay jumtukaay mu xeex xorom bi sonal suuf si foofu ca Fatick ngir ñu mën caa bay bu mucc ayib. Banque africaine de développement moo ci ànd ak état bu Sénégal. Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ca Fatick. projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur di Proval CV nag li mu bëgg mooy xeex li nga xam ne moom moo di xorom si nekk ci suuf si ci biir région bu Fatick. li mu bëgg nag moo di tabax ay ouvrage yoo xam ni day baare xorom soosule ci yenn communes yu nekkee ci région bi. projet boobu nag fii ci région de Fatick liggéey bu gën a bëri maanaam daf koy jëmale ci wàllum xeex xorom boo xam ne day dugg ci biir tool yi surtout ci toolu ceeb bi. projet boobu fas yéene nañoo dugal ci région bu Fatick lu ëpp tuuti 8 milliards de francs CFA te secteur yi di mbay mi ak itam napp gi ñoom la ñu nar a gën a laal. Fatick tamit ku koy wax nga affaire mangrove donc ci biir mangrove bi am na ay activités yu bëri xalaat nañ ne daal dem na ci wàllum donc aquaculture yarum jën wàllum élevage. ak sax produits forestiers non ligneux yooyu yëpp nañ ko tenir en compte mais. doxalinu Proval CV ci biir région bu Fatick nag bokk na ci lu ko tax a jóg gën a dooleel entrepreneuriat rural te ci loolu sax ñu ne ay junni ndaw ak ay jigéen ñu nekkee ci région bi daañu am liggéey. xam nañ ne xale yi li ci gën a bëri aussi surtout en milieu rural problème bi ci gën a bëri mooy affaire emploi entrepreneuriat rural. donc projet bi tamit ci wàllum entrepreneuriat rural liggéey bu bëri liggéey bu am solo lay def fii ci région de Fatick. entrepreneuriat vraiment dafa yaatu je pense que sur ce plan là ci biir Proval yooyu yëpp nañ ko tenir en compte. bu weesoo région bu Fatick nag yeneen juróom-ñaari région yu nekkee ci Sénégal daañu bénéficier wu ci projet bu ni mel ñi ko financé ñoom ñoo di waa Banque africaine de développement ci lu toll ci 80 milliards de francs CFA. keneen ku Sénégal di lëkkalool ci wàllu mbay boobule muy USAID agence bi bàyyeekoo ca États-Unis ministère de l'agriculture ànd ak ñooñu lancé nañu projet boobee ñuy duppee Feed the Future maanaam dundal ëllëg ñoom liñ ci nam xeex xiif ak bekkoor ci réew mi juróomi milliards ci sunu koppar tamit lañ ci fas yéene dugal ñu ngi lancé projet boobule ci teewaayu Mame Birame Diouf ak Thierno Laurent Mendy. mu doon ab projet guy ñëw dooleel liggéey bi ministère de l'agriculture et de l'équipement rural di amal ci politique agricole am lépp nag ngir la ñuy bay ci suuf si doon lu gën a baax jëriñ nit ñi. mooy yokk productivité ak production wu fii si biir réew mi si biir mbay mi déjà suñu techniciens yi ñu ngi liggéey ak projet bi
ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi ñuy intervenir muy DRDR yi mais aussi gis nañ ne service technique yu bëri ñi nga xam ne ñu ngi au niveau national nekk ci ministère bi aussi danañ tiisa ay convention ak ay protocole d'accord pour mën a jàppale projet bi ñu mën ko wëyal ci gox yi nga xam ne ñu ngi koy séntu am nañ ci yaakaar bu baax ne projet bi dana doolelaat agriculture fii ci biir réew mi. projet bi ñu nar ko doxal ci diiru ñett at nara nekk nag ci gox yu bari ci biir réew mi. mën nañ ne nag daanaka fu agriculture fu ñuy béy ci Sénégal rek projet baa nga fa ndax boo nee Casamance mooy région Sédhiou Kolda ak Ziguinchor boo ñëwee Sénégal oriental mooy région Kédougou la ak Tambacounda nga ñëw bassin arachidier foofu am nañu région Fatick nga fa Thiès nga fa en partie Diourbel nga fa Kaffrine nga fa Kaolack nga fa. léegi nga dem dans les Niayes amaat nga fa Thiès am nga fa Louga nga dem vallée du fleuve Sénégal li ñu am nga fa Saint-Louis am nga Matam. projet bi li mu bëgg a gëstu mooy ndax li suuf si soxla loolu la ñu koy jox bu ñu paree li nga xam ne nii moo fi nekk te ñu mën koo def ci suuf si ba mu jàppale ko ci mu am gën a am doole. loolu itam ci li projet bi nar a taxaw la beneen bi ci des moo di itam xam nga ku nekk dégg na CEDEAO te Sénégal ci la bokk am na ay tënk-tënk yoo xam ne dañu koo def ñu war cee dox pour xam engrais bi ñuy yore di ko def ci tool yi nan la demee ndax qualité bi ñu soxla la ndax fi ñu ko war a jaayee lañ koy jaayee ndax ñu ko war a indi ñoo koy indi loolu lépp ay texte la yoo xam ne daf fi nekk loolu tam projet bi bëgg na ci taxaw gën ci jàpp ci ministère de l'agriculture. ak projet dundal suuf bi ci ay njaboot yi faral di am jafe-jafe ci mbirum dundu lépp kon ñu war ko matal ci liggéey goo xam ne ñu ngi ciy xaari kilifa yi. jërëjëf Mame Birame Diouf ku wax mbay mi nag wax sàmm gi te loolee lépp dañuy soxla lu ci mel ni ay dex ci wàllum ndox rawatina diwaan yi ndox manqué bu baax a baax fii ci Afrique nag seetlu gi mooy duñ ci jëfandikoo lu bëree bëri wala sax duñ ko sàmm lu ci mel ni Sénégal ba tax na université Gaston Berger bu Saint-Louis amal na ci ab waxtaan wu yaa xalaat sax xool naka lañ ko gën a mën a jëfandikoo mu am njeexital ci koom-koom gi fii ci réew mi dañ ciy déglu docteur Ibrahima Bao moom moo jiite li ñuy duppee maison du fleuve Sénégal ci micro Ousseynou Diop Habib Seck ca Ndar. gën a yaatal xam-xam ci mbirum dex yi ndax xam nañ ne dex yi Afrique yi mën na jur xéewal bu bari parce que dañu seet ne Afrique ni yeneen dëkk yi jëriñoo ci fleuve yi ci dex yi ñun jëriñoo wuñ ko noonu. et daje yu mel nii nga xam ni ñeneen ñi dañuy ñëw comme ñoom Balouchi ñi ñoom professeur Balouchi ñi ñoom professeur Mathias Vanzen ñi ñoom ñëw ak ñu jógee feneen ci yeneen gox yi ci Afrique dañuy dajale xam-xam yi ñun africains yi dañu xam ne mën nañ jàng ci ñoom ci yu bari par exemple man mën naa jël benn exemple rek fii bu ñu defee barrage de Diama wala barrage de Manantali ñun ñi demoon jàngi fële gis barrage ñoom seen barrage yi ni ñu ko defee def fay échelle à poisson et passe à poisson seen station d'épuration yu ñu def yooyu yëpp dafa nekk loo xam ni dañu xam ni dex dañ ko war a sàmm parce que njëriñ gi mu jur moo bari et puis nag xam nga fi may fa waxee ni ndar moom kenn du leen jàngal dex ndax ñoom ñooy dex sax d'ailleurs. société yi nekk fii ci Sénégal te ñuy jeex suuf bi di ci jële moo xam or la weñ ak lu ni mel faaw ñuy juboo bu baax a baax ak askan wa ñuy fekk foofule ba tax na ministère bi ñu dénk mine ak géologie am na benn jumtukaay bu mu ci taxawal ci wàllum information lu ci ëpp muy lépp luy xibaar ñu mën koo jagleel askan wi ñu xam société yooyu le lan mooy seenub wareef ak seen liggéey dañ ciy déglu Ibrahima Gueye secrétaire général ministère des mines démb ca Diamniadio ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. mën na bañ a doon solution pour Niafran mais doon na loo xam ne mën na jàppale gën a tijji xel yi maanaam wax leen ne étape bu nekk nii lay demee nii lay taxawee compagnie minière bi war na def lii waru ko def ba nga xam ne dina tax ne ñun état ak yeneen acteurs yi ONG ak société civile dinañu mën a accompagner population yi chaque fois boo xamee ne am nañu xalaat wala am nañu loo xam ne moom la ñuy séentu ci exploitation yi ñu mën leen jàppale gunge leen ba lii ñu mën a séentu ci exploitation yëpp ñu mën ko jot. yii ñu njëkk a defar ci kàllaama nasaraan la mais jàpp nañ ne gox yi nga xam ne dem nañ fa muy Matam muy Tambacounda muy Kédougou muy Thiès gox yooyu yëpp dinañ xool
yan langue la ñuy gën a mën a utiliser au niveau local ñu jéem a traduire trousse bi ci langue yooyu. ñu woy ci xibaar yi ba léegi wax ci wàllum set ak archidiocèse bu Ndakaaru am benn concours bu mu fi taxawal ñu xool ban école moom moo gën a set moom moo gën a naat ci région bi ñett nag lañ ci sargal fii ci capitale bi archevêque bu Ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye di woo xale yi ñu jël set boole ko ci seen bopp di ko def saa su nekk ci beneen ponk tam bu mu waxtaanee muy fitna gi ñuy teg xale yi jamono ji Fatima Touré lañ ci àndal ak Modou Diop. Sénégal zéro déchet lu mun a nekk la loolu nag moo di gëm-gëmu archidiocèse bu Ndakaaru moo tax nag ñu daati rek organiser woon benn concours le 29 mars 2019 ci thème école la plus propre et la plus verte concours boobee sax daati ëmboon ci lu toll ci ñaar fukki école waaye nag ca cappaandaw ba ñett rek ñoo mujjee gagné occasion boo xam ni monseigneur Benjamin Ndiaye daat na ci profito ngir rek daati ñaax xale yi ñu daati am li nga xam ne moo di culte de la propreté. Vous êtes dans une école. ci ab école la ñu nekk wante école nag dafa war a am ay jumtukaay war na am ay terrain de sport war na am ay poubelle naka noonu itam ay toilettes gox yi ak goxaan yi nag lu ni mel loolee yépp lañ leen war a jox ngir ngeen am cadre de vie bu mucc ayib mu jëm ci seen formation. njiit bokk moomeel bu Ndakaaru nekk sax marraine première édition bi lee dafa jàpp ni rek ngir environnement mën a set waaye tamit doon li nga xam ne dina yàgg lool faaw rek mu daati jàll ci xale yi. choix ndaw yi dafa am solo lool ndax waxoon nañ ne cet gi nañu commencé ci xale yi à la base ci école yi ndax xale bi loo ko jàngal ci école bi dina ko yóbbu ci kër gi kon xale bi dafay mel ni courroie de transmission entre l'école li muy jàng école ak li muy indi ci kër gi. ci beneen wàll ba archevêque bu Ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye di ñaawlu xoxotal ak abus yu nga xam ni xale yi ñu koy dund ci jamono jile. Dans un numéro d'un quotidien. tey jii nag bi ma doon lire ab quotidien ci numéro am ma gis ci benn article boo xam ne dafay wone nag menaces yi nga xamante ne moom mooy dal ci kaw ndaw ñi ay xale yoo xamante ne dañ leen sàkku ñoo xam dañ leen faat wala sax dañ leen di dóor loolee nag du yoon école itam warul yem ci rek di jëmbat ay garab wante dañ leen war a tàggat ci ñu respecté bu baax doomu aadama rawatina xale yi. setal lu baax la waaye bañ a tilimal moo gën loolee nag moo waral ñi nga xam ni ñooy initiateur projet bi daal di jàpp ni rek xale yi dañoo war a nekk ñi nga xam ni ñoom ñooy sentinelle ci seen i biir famille ngir rek daal di gën a mën a améliorer seen cadre de vie. jërëjëf Fatima Touré Youssou Ndour di amal ngan jamono ji ca Bamako ca Mali ca salon de l'habitat mu di ab buntu nag mu wax ni mi ngi jàppale bu baax a baax MINUSMA muy mission bi Nations Unies yabal foofule ngir gën a saxal jàmm ca réew ma ministre conseiller Youssou Ndour dem na seeti Mohamed Saleh Anadif moom moo jiite MINUSMA foofu ca Mali mu ne rafetlu na bu baax a baax contingent yëpp yi ñu yabal foofule ngir jàmm dellu ci sunu mbokk yooyu lee ñu déglu ko ci micro Patrick Tucker. Je suis venu apporter mon soutien et nous en avons. dem fi ñëwoon rek nemmeeku waa MINUSMA rawatina contingent bu Sénégal bi nga xamante ne engagé wu na fii ci Mali ñu di leen rek gën a ñaax di xamle ne rafetluñ bu baax a baax seen liggéey fii nag bépp contingent wala sax bépp réew boo xamante ne engagé wu nga fi ñu lay xamal rek ne tey suñu fierté nga doon ndaxte daal jàmm ci la lépp xaj. Dire toute notre fierté parce que sans la paix. ñu jàll ci tàggat yaram ak niñ leen ko doon waxee sànq doj wu njëkk ñeel stade olympique bu Diamniadio tey jëlee ci ngoon lañ koy teg stade boobule jàppaleen ni bu noppee dina am lu toll ci juróom fukki junni place ci xaalis moom xayma def nañ ci téeméer juróom fukk ak juróomi milliards Cheikh Sadibou Diarra ak Ibou Kane ci ay leeral. ab stade olympique bu mucc ayib ñu nar koo tàmbali alxames gi njiitu réew mi ànd ak yenn ci membre gouvernement am ak ña koy tabax ci alxames gi dinañu teg xeer bu njëkk tabaxu stade olympique boobu nag kon fi mu toll nii ñu ngi koy waaj a jëmmal gannaaw bi ñu présenté maquette bi rawatina xamle ko ci atum 2018 ba ñuy inauguré salle multisport bu Dakar Arena. Eh bien, je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade olympique de football de 50 000 places.
stade olympique bi nag dina mën a jël ba juróom fukki junni place njëg la ñu xayma ko ci téeméer ak juróom fukk ak juróomi milliards loolee nag ñu ngi ko amal gannaaw ab convention bu ñu signé ak benn banque bu Angleterre lu jëm ci tabaxu stade bi nag ñu ngi ko dénk ab société turque dinañu ko amal ci diirub benn at ak genn wàll. ñu des ci Diamniadio ak tey alxames gile lañ fay door ab compétition boxe muy tournoi qualificatif olympique dinañ ko amal ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février bi ñu nekk ñetti téeméer ñaar fukk ak ñett ci ay boxeur bàyyeeko ci fanweer ak juróom-ñeent réew ñoo ci bokk Sénégal tamit mu nga ca jongante boobule ci fukk ak ñetti catégorie lañ ko tasaare bu ñu noppee ci jongante boobule nag daanaka pour dem fële ci Jeux olympiques yi ca Tokyo 2020 daanaka fanweer ak ñett képp ñoom ñoo cay dem. Cheikh Sadibou Diarra lañ ci àndal. Dakar Arena boxe africaine di tàmbali fii ak fan yu néew ticket olympique yi tàmbali nañ koo jaay ci diiru fukki fan dooree ko ci ñaar fukki fan ci weeru février bi ñu jëm salle multifonctionnelle bu Diamniadio dina dalal tournoi qualificatif olympique lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñetti boxeur góor ak jigéen jóge ci fanweeri dëkk ak juróom-ñeent ci Afrique dinañ daje ngir jongante fexe yóbbu lu toll ci fanweeri place ak ñett ci Jeux olympiques bu Tokyo 2020 bu ñu yéegee ci ring bi fukki catégorie ak ñett daañu jongante ngir combat bu njëkk bi loolee nar a am ci alxames gi su ñetti waxtu jotee ci ngoon Sénégal di dalal boobule xew-xew fas yéene na ci boole lu toll ci juróom-ñaari boxeur juróom benn góor ak benn soxna li ëpp ci ñoom ca biti réew la ñuy tàggatoo ndaxam organiser lu mel nii mu jaar ci yoon ak it suñuy athlète am ci taxawaay bu am solo tontu li daañu ko am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weeru février. jéggalu mbokk yi kon ñu àndoon ci ak Aram Touré ci tournoi qualificatif olympique bu boxe boobule ponk bu mujj ci xibaar yi li yëglekaay xëyee dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bu ñu gisee ci réew mi am ministre de la république buy arrêté taxi mbaa kalandoo bu mu doon betteel ndax l'observateur nee nañu président Macky Sall nee na nañu dakkal jëndum oto yi bu weesoo ñaar fukki fan ci weeru février 2020 dootuñu nangooliti benn ministre benn directeur général ba chef d'agence muy jëndati wota ci turu état du Sénégal démb la jël dogal bi ci ndajam conseil des ministres yéenekaay bi dañu waaye la ñuy wax ci communiqué ba conseil des ministres ba ne moo tax président Macky Sall ne nañu dakkal jëndum véhicule de fonction yi dañoo woddu wax ji rek waaye lii illa ji dëgg-dëgg mooy président Macky Sall dafa yëg njaaj gu toll ci juróomi milliards gu ci am ndax direction matériel ak transit administratif di DMTA gi màgget seen jiite mu banqaasoo ci ministère économique finance moom la ñu sant ngir mu jënd ay véhicule de fonction di ko joxe bañ nañu ko ba natal ko budget benn milliard ngir loole waaye dañoo seetlu ñoo xam ne bu ñu soxlaa véhicule de fonction dañu fi daan ñukku DMTA jënde ko ci budget bi ñu leen jox ngir ñu liggéeye ko loolee moo waral ci diirub juróom-benn at kese dépensé nañu ci njëndum véhicule administratif lu toll ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak ñaar la Sénégal nañu moo taxit Macky dëgg na frein ba frein na ne leen nee na leen bu ñu fi jëndati ay véhicule administratif yi fi nekk nañu leen saytu càmbar leen ba xam wata bu nekk fan la nekk ak lan la fa nekke journal bi nañu syndicat de l'administration bi li ñu gis moo di ay politiciens ñoo ci lu ci bokkul ba tax mbir yi demee nii nee nañu it li ñu bëgg bu ñu demee bu ñu moytuwul saafara su nar a jur jàngoro lay doon ndax bu boobaa coowal location de voiture mooy taxaw journal Les Échos xëy taxaw ci xibaar bi ne ñu gundaandaat gi amoon ci auto administratif yi Macky Sall dakkal na ko tey jii di amoon ñaar fukki fan ci weeru février ca lay dakk Le Quotidien moom it xëy xibaar bi waxeñu ko neneen mu di Macky Sall gaare na wataye nangu ay caabeem tëyee journal bi boole kook photo bu président Macky Sall nekkee ci biir wata jël loxoom teg ci levier bi mel ne kuy waaj a débrayer Soleil national nañu président national di Macky Sall jël na démb dogalub suspendre njëndam véhicule de fonction yi l'observateur nañu bu ñu moytul nag la am ca Rwanda mu di système zéro wata loolee la Macky Sall bëgg a doxal ci réew mi ku ci soxlaati wata booy liggéey ñu jox la ko nga koy fay ci diirub juróomi at ndax seetlu nañu ne bi ko président bu Rwanda Paul Kagame defee ca Rwanda tax na mu mën a économie juróom-ñetti milliards at mu nekk ci véhicule de fonction yi bu réglé waxi wata yooyee bu noppi moom président Macky Sall na réglé waxi wata yi am ci ARTP ndax journal Libération xëy na bind ne ndaataata laxa gundaandaat gu rëy moo fa am ñaari bolide la ñu fa jënd 147 millions la ñu ko jëndee te yamul foofee ne ministère de la justice bindoon na ci budgetam 460 millions yu mu ne woon da koy jënde ay wata ministère microfinance ne woon moom it dafay génnee 198 millions ngir jënd ci ay wata ministère de l'agriculture ne woon moom it dana jël 118 millions jënd ci ay wata ba ci secrétaire général bu gouvernement bi sax nësaroon naa jël 65 millions ngir jënd ci ay wata libération nañu sanri defin yooyu rek moo fere géññeente Macky Sall ba tax mu ne njëndum wata yi doy na waxi wata yi it sa doy na nañu wax ci li nekk ci journal Témoin ndax dafa gis ne li ñu bëgg ci réew mi mu di tere fi
président bu yoon chef de parti loolee jëlee ko fi du yomb bu doon seex la yu taqaloo ñu ne benn docteur mënu leen a xaajale noonee la fi woon ci jamonoy Léopold Sédar Senghor noonee la fi woon ci jamonoy Abdou Diouf noonee la fi woon ci jamonoy Abdoulaye Wade noonee la fi ci jamonoy Macky Sall Sud Quotidien nañu moom Macky Sall moo gën a lekk coow ndax société civile gi ci réew mi mayuñu ko fu mu yàq ak nakam ñoo ngi koy ñaq-ñaqal teg ko sok ngir loolee dañ ci Sénégal ci xët mu njëkk Sud Quotidien ñu mën faa jàngee kàddu yu mu Ndiaye Cissé bu ONC 3D yu Wal Jooja Ndiaye ak yu Ababacar Fall bu Gradec ñu tekk benn xew-xewi jamono yu nekk ci yéenekaay yu ñu xëyee ca Touba ñeenti xale yu jigéen la ñu fa dogaale xamloo leen dugal leen ci benn tabax bu yeggul Source A moo ko bind Vox Populi xëy bind mbiri Hakim di benn waay bu dëkk ci Rëbës dañu ko fekk mu pàndar boppam xaru ca toilette yi la Sénégal nañu waa ji di Géej Ndour 500 francs crédit moo tax mu rey ab locataire am Soleil national nañu waa ji dóoroon doomam ba mu jaara ca faatu ndax juróomi dërëm tribunal tëj na ko 10 ans Le Témoin ñu tëj wax ji ak benn waay boo xam ne dafa yore ay photo ki vidéo yu garaaw ci jabaru nijaayam di ko ci santaas heure bu xel mi nekkee ci jabaru nijaay ji rek mu ñëw ne ko soo ko sequt ak man dinaa siiwal photo yeeg vidéo yi ci internet bi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñëpp ñaanoon ak télévision Futurs Médias ak ñi jàpp ci liggéey bi yeneen jotaayu xibaar 19h30 incha allah lay doon fileeg boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm.